pour les gens te connaissent. Chérif mi ngi ñu toog dafa ni ma benn jour il faut dire au général parce que man maa doon seen intermédiaire Seydina bu doon wax man lay wax ma wax général bu doon wax aussi man lay wax ma wax Seydina Seydina benn jour mu ni ma la mission de général aboutir na am na loo xam ni jox nan moo ko pour moom fexeel ba mu jot ci tey boobu général mi ngi woon Rabat à l'hôpital nekk ci clinique Rabat jour boobu xaw ma lan la nag parce que man comme que Fatou fa la xeeg naa sax laa mën am na yoo xam du ma ci dugg bi ñu ko joxee général fekk na général moom wax ci boppam ne ma ñetti fan yooyu soxnaam sax xam naa ne soxnaam teew na fi daf ko doon génne néeg bi parce que li ko tax ko doon génne néeg bi ndax ay lumière ak ay arxuraan yoo xam ni ak ay rawaan yoo xam ne dañ ko doon affect ci néeg bis mu nekk ba jour bu affaire boobu ñëw loolu mën naa ko fekkee donc pour wax la nag diggante Seydina ak général Wane loolu benn la ñaareel bi mooy bi Seydina bi général nekk hôpital général sonn na sonn boo xam ni woo na ma ñëw ne ma sonn na te général kenn mus ko gis mu jàmbat muy njabootam muy kër daawul jàmbat mukk mu woo ma ne ma Mor je suis fatigué je suis très très fatigué bu ñu diviser woon sama douleur en sept parties benn partie bi doomu àdduna attanu ko waxal Seydina mu jàppale ma ci loolu ma ñëw gis Seydina ne ko wax ko yóbbante bi munu ma ci dara la mu bëgg moo kawe te loolu pour mu am ko il faut mu metti ma ñëw wax général ne ko lii kat la ma Seydina wax mu ne ko nee ko mu wàññil ma ko mu dimbali mu wàññee ko ma ñëwaat Seydina ne ma am na lu muy def ci guddi gi ñoo xam ne xëy na fa ñu jóge sori na am naa ci sax possibilité wax ko ba gens permettre na ma ko ñoo xam ni ca Algérie ca Maroc ak ci désert bi lañ jógee guddi googu boo xooloon Sénégal Dakar man musuma gis lëndamaay bu mel noonu musuma gis ay vagues yu mel noonu ci géej gi et jour boobu effectivement général le lendemain nee na xaw na tane tuuti waaye wérul woon loolu rek laa bëggoon diggante wax ci seen diggante ñoom ñaar waaw loolu laa wax seen diggante ñoom ñaar te boo diggante la boo xam ni man daf ma dépassé moo tax sunu mission bi tamit bi ñu amoon ci jumaa ji mu yomb parce que saa yu ñëwee quel que soit les circonstances comité de pilotage boo xam ne fukki nit rek ñeent lañu woon dara musul téye dana am xaalis sax ba xaalis bi ëpp donc loolu moo tax tey ma ne woon naa wax ci loolu rek imaam maa ngi sama kàddu gu bëri na mais pour rek wan ni effectivement diggante Seydina ak général Wane la ci amoon dafa nekk lu rëy maa ngi leen sant leen gërëm. billahi samiil alim min ash-shaytaan ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa laa udwaana illaa alaa az-zaalimiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa Muhammad ibn Abdillahi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an barzakhil barazikh abil barakaati abil fuyudaat mawlaana abil abbaasi Ahmad ibn Muhammad as-Saalim at-Tijaani wa an jamii'i xulafaa'ihi wa muqaddamihi wa ahbaabihi wa ajdaadihi wa dhurriyyaatihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'aala wa barakaatuhu. gannaaw bi ñu sante Yàlla julli ci sang bi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan barkeem ak ngërëmam yàlla na dotteeku ci sunu sëriñ Mawlaana Abil Abbaasi Ahmad At-Tijaani radiyallahu taala anhu ak taalibeem xalifa tariqa bi
دي مولانا شيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي القدوي الحلواري قطب الورى وقاهر الفجار شيخ الشيوخ معلن الأسرار نيغي يكتي كادو بي ci ndigal waaye di jëggalu sayidina Abdul Muttalib Tijani ak mboolem shurafa yi nga xam ni ñoo toog fii di déreetu sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina Muhammad waxoon ni qaddimu qurayshan wala taqdimuhum fu ngeen leen fekk na ngeen leen jiital waaye bu leen leen jiitu di sayidina Muhammad laajoon ko itam ci jamonoom mu ni boo ngeen dajee ak sama xeet leen laa bëgg ngeen defal leen qul la asalukum alayhi ajran illa mawaddata fi lqurba kon kaddu yooyu ñu ngi koy yëkkati ci jéggalu di yëkkati kaddu bi ci ndigalu alxalifatu alaam lil usrati al umariya mawlana jamaluddin cheikh mohamadul bachir muntaqa taha ibnu cheikh alhaaji umar alfuutiyu ayadahu llahu wa nasarahu xafidahu llahu wa raah ci turam yebal ñu fi délégation ak turu doomam taawam bi nga xam ni mooy Mawlana Cheikh El Hadj Omar ibnu Thierno Mouhamadul Bachir dëkk fii ci cité bi nga xam ni mooy cité Cheikh El Hadj Omar jàkk jumaa ji ñu samp ko fii jumaa ji ñu tuddee ko jumaa Cheikhana Ahmad Tijani Cherif Cheikh El Hadj Omar jiitu ci bërëb bi ñu sampal fa fi kër sampal ko fi quartier defal ko fi ay école defal ko fi ay mbedd gannaaw loolu sunu borom tabaraka wa taala ci mbaaxam ak dogalam mu indi juma Cheikhana Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu samp ko fii kon Cheikh El Hadj Omar dafa ñëwoon pour bale yoon bi bale mbedd yi bale dindi dëgg yi bu Cheikhana Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu bu ñëwee sampe lépp nooy lépp rafet lépp baax ndax moom Cheikh El Hadj Omar tariqa Cheikhana Ahmad Tijani wa sunnatu lmustafa algarra saadiatun wa wirdu maktumina yutla ala xiraqin fi garbi ifriqiya yahdu bihi umaru kon Cheikh El Hadj Omar benn la ci taalibe Cheikhana Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu kon bu setu Cheikhana Ahmad Tijani alxalifa Cheikh Abdul Muttalib bu teewee Thierno Mouhamadul Bachir mu ngi lay nuyu di la ziyaaru istimdaadin wa tabarrukin wa taalluqin di yeesal cofeel di yeesal taalibe di yeesal mbëggeel bi nga xam ni dox na ci diggante Mawlana Cheikh El Hadj Omar ak xalifa Cheikhana Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu sëriñ bi nee na bu fekkoon ni yàlla dogaloon na tey cër yi amoon na kattan comme Cherif ni mu ko waxee sànq bañ ko waxee ndigalu sëriñ bi xam na ni Thierno Mouhamadul Bachir bu fekkoon ne yàlla may na cër yi wér na moom ci boppam mooy teew tey fii ci ëtt bi toog ak sayidina Abdul Muttalib Tijani ak ay rakkam ñi nga xam ne ñoom la toogal fii ak ay jarbaatam ak ay ahbaabam kon sëriñ Cherif Thierno Bachir nuyu na la ziyaara na la jëlaat na mbir yëpp te ko sa loxo di la ñaanal yàlla na la yàlla defal tawfiqul ilahi yàlla may la wér may la fekkee may la gudd fan bàyyi la ak sa sago حتى يتمم كل ما ينوي من أعمال جدك الشيخ تجاني رضي الله تعالى عنه يلا ما يلب لو نال سا كيرو مام شيخ أحمد تجاني يقول لك تجمع لنا نيجي تقول موي كارت بي كارت شيخ الحاج عمر كي سامب كارت بي موي تشير محمد البشير تاوام شيخ الحاج عمر بو تشير البشير ام فكر ñu def fi monument Cheikh El Hadj Omar ñu inauguré ko yàlla indi jumaa ji ñu jël délégué de quartier bi jox ko imam Passar mi nga xam ni muqaddam la ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane taalibe la ci kër Cheikh El Hadj Omar mooy délégué de quartier bi ñu dénk ko mbir mi ñu koy doxal ba tey mbir mi yegg si fii kon moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu ànd ak Samba Sow mi nga xam ni doomu gox bi la taxawaayam lépp mu ngi ko taxaw ci jëmm Thierno Bachir ngir rafetal ngir baaxal kon sëriñ bi mu ngi nuyu ñëpp mu ngi ziyaar ñëpp mu ngi jébbalu ñëpp yónni na itam doomam bi nga xam ne mooy Thierno Seydou Nourou bu Thierno Mouhamadul Bachir ak Thierno Muntaqa bu Thierno Habibu Muntaqa Taha bu Cheikh El Hadj Omar ak mboolem njabootu Cheikh El Hadj Omar ak mboolem ahbaab yi nga xam ni ñooy sàmm hadara bi sabahan wa masaan di def wazifa laylan wa nahaaran fii ci kër gi ñoom ñëpp sëriñ bi yebal na leen ak daaira yi nga xam ne ñooy konu Cheikh El Hadj Omar ñoom ñëpp ci baaliya bi teew na ci ndigalu Cheikh Omar Thierno Bachir kon Thierno mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax marhaban ahlan wa sahlan bikum tarhiban bila adadi nee na gox bi seen gox la kër gi seen kër la mbokk yi seen mbokk lañu taalibe yi seen taalibe ñu yépp yéen a ko moom ndax seen maam Cheikhana Ahmad Tijani
أعطاه رب الورى ما لم ينل أحد من الأكابر لا ماد ولا عاتي. سين مام شيخنا أحمد تيجاني شيخ تقي عالم ورع رشيد مرشد للأتقياء. سين مام شيخنا أحمد التجاني ومن كراماته أن المريد له تجاب دعوته في كل حاجاته. ومن كرامات شيخنا أحمد التجاني من عد في حزبه قد عد في سعد إن لم يكن عاملا سوء العقوبات. شيخنا التجاني أصل المريدين والأولاد وابنهم ضمان خير الورى فيهم وزوجاته. ومن كرامات شيخنا أحمد التجاني أننا نسكن مع نبينا المصطفى من فوق جناته. loolu yëpp karaama seen maam la Cheikh Ahmad Tidiane. Thierno Bachirou daal nee na sant nañu yàlla gërëm nañu yàlla nuyu na xaritam soppeem wëllëram Thierno Aliou Thiam mu ngi koy nuyu di ko ziyaar di nuyu itam Thierno Ahmad Tidiane Ba ibnu Thierno Alhaji Mamad Saïdou Al Khalifa fi Madina Gounass di nuyu délégation Thierno Mouhamadou Samassa di nuyu doomam bi nga xam ni mooy xaadimul hadarati al umariya di Thierno Madani Muntaqa Ahmed Muntaqa bu Cheikh Alhaji Omar nuyu na ñëpp sant na ñëpp waa Saalum ñëpp xalifa bi mu ngi leen di nuyu. nee na daal bu dul woon yaram wi daa sutante te fan yii gorom di soxna Cheikh Alhaji Omar bu Thierno Bachir dafa génn àddina motagul sax 15 jours Thierno Cheikh Omar ci boppam moo doon teew waaye loolu yëpp al ngantu la ndax ad darurat tubihu al mahdurat moo tax mu yebal rakkam bu sës ci moom di Thierno Seydou Muntaqa Thierno Seydou Bachir bu Muntaqa Ahmad mu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin. lépp lu ci jub ngeen xam ni yéene sëriñ bi la ak yóbbantem ndax Thierno Mouhamadul Bachir fi mu toll ci Mawlaana tabaraka wa taala toll ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam toll ko ci Cheikhana Ahmad Tidiane waaye toll ko ci maamam Cheikh Alhaaji Omar mu nekk alxalifatul aam. kooku kenn mënul wax waxam da ngay jéem rek lépp lu si jub sëriñ bi la lu fi manqué ngeen xam ni ki ñun yónni moo matul mënalu matale. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. kullu aamin wa antum bi xayr. Sharif nusallimuka wa nazuruka إن شاء الله. لله الذي أفاض على أوليائه وأحبائه من النور الأحمدي أنوارا وحلاهم من مكنون سره وجوهر علمه ودره معارف وأسرارا وأطلعهم في سماء التوحيد أقمارا فاستضاءت بأنوارهم الخليقة وسلكوا بهم من الدين كل طريقة وتبوأوا منه وطنا وقرارا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي من فيض بحره يغترفون ومن روض مواهبه يقتطفون ويجتنون ثمارا وأزهارا. ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن خلفائه وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أتيح لي مطلبي برؤية المطلب هل بعده من أربي أبآبه ورغبي حسبي به من حسبي ونسب ونشب عند انقطاع السبب من غيره والنسب. حفت بهذا الموكب منا ألوف مرحبي وحبذا وحببي وأهلا ورحبي كم ضم من مرجبي عندي ومن محببي أمي فداه وأبي من بعد أن يبدأ بي. أيها الجمع الكريم، نجتمع اليوم تحت مظلة شيخنا أحمد بن محمد التجاني بين يدي خليفته الأبر وممثل أسرته في إفريقيا الغربية سيدي عبد المطلب التجاني. ونستحضر في جمعنا هذا أن لا شيخ للطريقة إلا شيخها أبو العباس أحمد بن محمد التجاني. فالأسانيد مهما علا شأنها ومهما انتشرت على يد أصحابها فهي ترجع إلى أصل واحد، والفرع لا يطغى على حكم الأصل، وهذا الأصل الأصيل المكين هو الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. والشيخ نفسه قال الطريقة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا إلا مقدم فيها. حق لمن انتسب لهذه الطريقة أن يفخر، ولكن علينا جميعا أن نعرف أصل النعمة علينا وأن نشكر المنعم الذي خرطنا في سلك هذا الشيخ الجليل وجعلنا من حزبه، ونسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على طريقته. أما عن مشاركتنا فقد حضرت مع الخليفة الشيخ محمد الكبير ولدهاه
بدعوة من شيخنا وسيدنا السيد عبد المطلب التجاني، ولا غرو أن نجيب دعوة الداعي إذا دعانا، فنحن خدام الحضرة وأهل البيت، ويكفينا شرفا أننا عبيد للشيخ التجاني نقولها على رؤوس الأشهاد: أحادي يعيس الشوق ملبي إلى الشرق، أشم من حمى نجد سنا ذلك البرق، وللحي عجبي حي ليلى وحيه، وقل إنني المجنون أيكم يرقي، وهل رضيت ليلى بأني عبدها، فإن ترضني عبدا فذلك من عتقي. mbokku jullit ñi ci tënk rek jottali li nga wax suñu mbokk mi fi wax na ko fi léegi. ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di sant yàlla bu baax a baax bi ñu yàlla dajalee fii tey ci ndaje mu barkeel bii nekk ci keppaaru Mawlana Seydi Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu. nee na nag lu ñuy teewlu ci jataay bi liñ ciy teewlu mooy amul sëriñ ci tarixa bi lu dul Cheikhuna Tijaani radiyallahu anhu. nee na moom sax daan na wax ne man nekkuma lu dul kuy liggéeyal tarixa bi, ndax tarixa bi tarixa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la. nee na ginnaaw loolu ñu ngi ñëw fii ànd ak mbooloo mi ci programme bu tedd bi wuyu woote ki nga xam ne bu wootee ñépp a war a wuyu si, muy Mawlana Seydi Abdul Muttalib At-Tijaani. mu ñëw fi ànd ak ay magam ñëw wuyu si maanaam woote bi nga xam ne Mawlana Seydi Abdul Muttalib woote na ko, dellu teg ci ay baytu yu am solo incha allah. xam naa temps bi du ñu may ñu jaaraat ci, waaye nag ci tënk rek incha allah bu ko defee ñu continuer. ومن خاصية جمعنا هذا اليوم أننا نجتمع في مسجد يحمل اسم شيخنا وسيدنا أبي العباس أحمد التجاني في هذه البلاد التي جمع الله فيها أنصار الشيخ سيدي أحمد التجاني. يكون في حي الشيخ عمر الفوتي، ولا غرو، فالفوتي يجاهد بسيفه لنصرة الطريقة ولنصرة الدين والإسلام. أما الحاج أبو بكر ون رحمه الله تعالى فقد اختاره الله واختار له أن يتولى هذا العمل الشريف نظرا لصدق نيته ومحبته الخالصة في الشيخ رضي الله عنه. nee na ginnaaw loolu yàlla dafa dogal ñu daje fi ci ndaje bi nga xam ne dañ ko barkeel, muy ubbi fi li nga programme bi nga xam ne li ñu taxawal ci programme boobu ñu jox ko tur Mawlana Seydi Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu. ñu ngi ko defee ci ban quartier? ñu ngi ko defee ci quartier Cheikhuna Omar al-Fouti yu Taal. nee na loolu nag du hasard. nee na ñu ngi fi ndaje bi nga xam ne ndaje bu barkeel la, ndaje bu bari yiiw, ndaje mi nga xam ne lépp liñ fi ñaan ci wàllu soxla, ci wàllu aajo, yàlla mun na ko faj. وشرف خدمة الطريقة وتأسيس الزوايا لا يعطيه الله إلا لمن اختصه بفضله. فالحاج أبو بكر ون رحمه الله بهمته يسر الله له بنيان أول مسجد عند ضريح خليفة الشيخ في إفريقيا الغربية، وأول قادم بالطريقة إليها الشيخ محمد الحافظ بن المختار الحبيب. nee na yàlla dafa dogal suñu ndaje bi ñu ngi jagleel ay cant ak ay ngërëm jëmale ko ci général wan ki nga xam ne mooy sabab maanaam suñu ndaje bi. nee na général wan mi nga xam ne yàlla daf ko tànn def ko ki nga xam ne mooy liggéeyal Cheikhuna Tijaani radiyallahu anhu. yàlla tànn ko def ko ki nga xam ne mooy liggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. nee ne comme ni mu ko defee fii noonu itam la ko defee Mauritanie ca Unufani di zaawiya Mawlana Seydi Chérif Mahamadul Haafas As-Singiidi. ثم ختم له حياته ببنيان هذا المسجد، أو بأن يكون أكبر مساهم في بنيان هذا المسجد الذي يحمل اسم شيخنا أحمد التجاني. nee ne ginnaaw bu mu taxawalee fële zaawiya ca Mauritanie, lan la motalee liggéey boobu mooy taxawal fi zaawiya bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Mawlana Seydi Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu. kon nag yàlla tànn na ko maanaam tànneef boobu
boole ko ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وهذا مقام في الصدق يعبر عن ما في قلب صاحبه فمن أعطاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق فهو ممن يغبط لتوفيقه. nee na lii da di mandarga boo xam ne mandargay ku dëggu la ndax liggéey bi mu fi liggéey tuutiwul liggéey bi mu fi liggéey bu rëy la liggéey bi nga xam ne képp mu ngi mbëbët di ñaan yàlla na ko yàlla may maanaam mu def liggéey boobu. ولا أريد أن أطيل كثيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمد ظلال هذه الدوحة الوارثة دوحة الشيخ سيدي أحمد تيجاني وأن يرد أهل الطريقة إلى رشدهم حتى يتمسكوا بحبل الشيخ ويعتصموا به ويعلموا أن الطريقة طريقة واحدة مهما اختلفت أسانيدها ومهما تعددت مشاربها فالشيخ فيها واحد هو الشيخ سيدي أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه. nee ne bëggul guddal daal waaye li muy wax mooy mu ngi ñaan yàlla barkeel liggéey bi mu ngi ñaan yàlla ñu yàlla def ay taalibe Cheikhuna Tijaani yu dëggu liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko fi yàlla na ko yàlla barkeel. nee ne ñun ñëpp ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ donte ne sax maanaam silsila yi bëri nañ jokk yi bëri nañ waaye nag nañu xam ne sëriñu tarixa bi mooy Cheikhuna Tijaani kon ñun ñëpp ci moom la ñu askane woo ñun ñëpp nañu ngoy ci buumu yàlla bi mooy ci téere yàlla bi ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ. ila Tijaani rasani alqaytuhu laallani min xizbihi ya laytani qaddaraha mukawwini wa ashkurukum jamian. السيد أبو بكر محمد المنصور الخليفة mu waxoon nañ ñëw amoon na yéene teew si waaye yàlla dogal am ay gàllankoor te am na béréb yoo xamante ni bii béréb bu mission la yàlla dogal ma am woyofaay mu ni ma kon ñëwal daal di ànd ak sa kilifa sa mag alxaaji Maxtaar Gueye du ñu guddal dañu bëgg rek ñu xam ne moom itam wuy si na ni ñëpp war a wuy see wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. am na lenn rek lu may seede ci général Wane bi may xamanteeg moom 20 ans laa am li tax ma koy seede la ma gisoon ci moom lii jëmmal na ko tey ndax moo nekkoon aide-de-camp président Abdou Diouf saa bu yàlla mosaan tudd Abdou Diouf ñëw Tiwaawan su accès ba ñu installé ko fu mu mën di dal général rocciku na dem ca zaawiye ba toog téye kurusam ba mu des fukki minute ñu ne président mi ngi waaj a jóg ci lay génnaat moo tax ku naxul yàlla astafurlah yàlla kenn mënu ko nax ku naxul sa bopp yàlla du la seetaan yàlla na ko yàlla denc ci barsaxu say Cheikhuna Tijaani ak ñun ñi fi teew ñépp suñu sang bi mujj a wax di deretu Seydi Mouhamadul Hafiz wax nañu de yàlla nañ ko dégg adduna dem naa dema dem ba fii mu nekk nii képp koo xam ne ci tariqa bi ngay wooye sa bopp weddi nga sa bopp noo weddee sa bopp man waa Tiwaawan laa man waa taalu si laa man waa Madina Gunaas laa ay na Tijaani te kat Cheikh Al Hadji Malick weñ bu ñuul kukku la suñ koy xoolee jamaa Cheikhuna Tijaani at Cheikh Al Hadji Malick laa wax weñ bu ñuul kukku la ku koy xoolee jamaa Cheikhuna Tijaani tax kon gaañi nañu fexe ba fiñ ñu connecté ñu bañ fa déconnecté suñu bopp mbir mi Cheikhuna Tijaani man yaarif fal yaarifu ni wax di kenn waxalu ko moo ko wax dem nañoo dema dem ba suñu gis Cheikhuna Tijaani ne moom laa bëgg te soo ko gisee weddi ko waaye wax naa ko sànq mos ngeen gis ndaa luy woote naan kaay leen naan si ndaa ku bëgg naan yaa koy fekki ndaa du fekki kenn ku bëgg naan yaa koy fekki te itam du wax kenn kaay naan si nañu wàcce mbagg yi ñett rekk a am assayru ila allah assayru billah assayru fillah suñu gàllankoor yépp bi ñu am mooy ba léegi defaguñu sayru fillah
kuy def seyru fillah doo soxlaa dem fenn fuñ naan diw agsi na te dégg ngeen li mbokk mi wax ki njëkk a wax gaa ñaangoog ba général tolloo fi mu toll ci ay tartar te dañoo fàtte ne li kulli minhatin mihnatun wa li kulli ni'matin niqmatun ba mu yónnee ci sidna na ma ñaanal affaire bi woyof mu ne ko mënuma ci dara ba mu delloo lan la ko wax mu ne kon boog ma yëg woyofaay tuuti su doon ñu baree bari nee ko dana jóg léegi yàlla kenn du ko fekk dugg ci domaine am ne ko nii laa ko bëggee nii lay amee du am te yaakaar rek la ñu am yaakaar yoo xamante ni bii fañ koy am na ci yaakaar yoo xam ne yaakaar yuy wéy la Cheikhuna Tijaani Cherif radiyallahu taala anhu moom ay muraad la am loolu mooy lan ñun ñëpp ëttu diine bu mu mën a doon bu kenn nax sa bopp ngeen baal ma tuuti imaam Muhammad maa ngi àggale fii waaye bëgg ñun ñëpp ñu ànd jariñu mën nañoo naxante ci suñu biir de mais yàlla kenn du ko nax te ca moom lañ bàyyi koo woon ca moom la ñuy dellu te kenn du ñu gunge ndax lan li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kon loolu nañ ci bàyyi xel moo di lan ëtt bu mu mën a doon nga ni yàllaa la tax a dem foofa soo bañee juum ci jamono bii mag ñooña bind nañ ba fi fexeel ba foo toll di alimenter sa bopp ci seen mbindin ak seen jàngalin wa ma zalika ala allahi bi aziz. ci làmmiñu njiiti délégation u Gambia bi di deretu Cherif Keba Haydar ànd ak ambassadeur bu Alil Bayt di Habib Dieng ànd ak Oustaz Dieng ànd ak soxna Mami ak soxna Ngaajo ñu ngi booloo di nuyu Sayyidi wa Mawlaaya Sayyid Abdul Muttalib At-Tijani di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bokk ak moom deret ci ron tent bi di nuyu këri diine yi fi teew yépp nag waaye di ko teg ci loxool Sayyid Aliyun Badara Si mi doon wax léegi di nuyu mboolem këri diine yi di sàkku ci moom mu jottalil ñu sunu nuyoo ci ñépp nag di sant yàlla ci teewaay bi ñile di kilifa gii toog deret jii toog ñooma ñi jiitu junj nanu ko ñaari leer ñoo fi am jóge ci benn leer leeruk zahir ak leeruk baatin ñaar yooyu yépp ci yàlla la jóge ndax yàlla mooy zahir te mooy baatin te yàlla mooy leer allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaax ba aaya bi jeex leer gu njëkk gi di zahir lu waay bëgg-bëgg baax daggal sa xememteef pour am ko yàlla jox na ko sang bi Mustafa sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam dig ñépp nag ne nañ ngoy ci moom wommatu ci moom leerug baatin bi yàlla séddu ko sang bi jox ko doomam di Seydina Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu boobit lu waay bëgg baax nekkal waliyu nekkal xutbu nekkal lu la neex waaye dagg ci sa xememteef yàlla jox na ko xatmiya ga katmiya ga te kenn dootu ko amati yàlla nag wax ñu ci ñaari aaya yoo xam ne ñun ñépp ci lañ war a ngoy mu dimbale ñu teg ñu ci yoon wi ñu yoonu ñi nga xam ne jiitu nañ ñu ci wax yàlla dafa wax
di nettali ci lisaanu xaali alxalq bi yàlla bindee mbindeef yi ba pare seen lisaanu xaal moom la yàlla tontu. dafa mel ni lisaanu xaal dafa laaj sang bi ne waaw xéewal gu rëy gi ñu defal yow sang bi, indil ñu leer gannaaw buñ nekkee ci lëndëm, indil ñu njub gannaaw buñ nekkee ci njubadi, indil ñu jàmm gannaaw buñ nekkee ci fitna, lan lañ la ciy fay? yàlla ne ko qul ma asalukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fi l qurba. yàlla ne ko waxal ne soxlawuma ci yéen dara ludut ngeen bàyyil ma xel sama gannaaw, bàyyil leen ma xel sama deret ji. waxaat moom sang bi ci xadis bu wér ci imam Tirmidi ne jamono dana ñëw sax bañ foog ne dereti Seydina Cheikh jeex na fi wala dereti sang bi jeex na fi, waaye mu gëñ ne wallahi jeexu fi. yazumuuna anna rahimi la maqtuuca wallahi inna rahimi la mawsulatun ila yawmi alqiyaama. ñii ñooy dereti Seydina Cheikh Ahmad Tijani mi nga xam ne doomu sang bi la Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam. aaya bi may tëjee yàlla jàllar bi ko wax ñu ci benn aaya nañu yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tathira wa iradatu llahi mutahaqiqa ay anna allaha subhanahu wa taala rafaa arrijsa an alil bayti. kon alul bayti la ñu yàlla seedeel ne dimaa'uhum taahira ila al abad. kooku su fekkee am nañu ko ci kaw suuf yàlla xéewal nu ko, li sëriñ Badara wax léegi nañ leen ko bàyyi xel. yoon wile benn sëriñ la am, gannaawam ku ñëwati ab taalibe ngay tudd. taalibe yi nag dañoo jiitu wante su boobaa magam taalibe fi ne ak doomu ak rakkub taalibe. loolu su ko ñépp nangoo mbir mi dox, suñ ko nangu hutit yàlla lam nangu na ko. yal na yàlla saxal leen fi ànd ak wér ak tal. di nuyu nag ki nga xam ne moo jiite wala boog mooy MC bi di Serigne Modou Seck. ñooñu la Serigne Mouhamadul Muntaqa yónni ngir ñu teewal ko ci jotaay bii di jotaayu lislaam. Serigne bi am mbégte lool ndax lépp luñ ko yëgal lu yokk diine ji rek loola day sedd xolam, te ku ne xam na ne jaamukaayu yàlla di jumaa dafa am solo lool. loolu moo tax fu mu yokkoo ci biir lislaam bi rek moom la muy day yëg ne ci moom la yokkoo, ndax jàpp na ne diine ji benn la, njaboot gi benn lañ, fi ñuy naane benn la, te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ku ne xam na ne xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu baax ñëpp la naane ci ñoom, ñu baax ñëppit la digal ay njabootam ñuy naane ci ñoom, ndax jàpp na ne diine ji benn la. loolu moo tax fa kullu wirdin ji yéen ñëpp gis ngi dégg ngeen ko ba tey, fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad attijani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum xataan ala sawaabi. kon li ci des rek mooy rafetal njort, kenn ku nekk na rafet njort ci sa morom, te ñu dundal bokk diine gi te rafetal ko ci ay wax ak jëfin. jàpp naa ne nag jotaay bii loolu màndarga la ci, wane na ne li tax ñii woote bi ñëw ba ci sëriñ Mouhamadul Muntaxa ñu yëgal ko mu yëg ne moom it ci la bopp ba yëgal njabootam ñu ñëw teewal ko fi. loolu day wane rek ne yëg-yëg boobu kon ñu ngi koy dund bu baax a baax. yàlla na ko sunu borom gën a dëgëral. loolu mooy kalimaat yi nga xam ne bëggoon nañ koo wax. wa nuhayyi as-sayyid Abdul Muttalib bi haadihi kalimaat bi bismi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara, wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa azka salawaatillahi wa anda salaamihi ala ya'suubi al-arwaax wa mishkaati al-arwaax wal anwaar sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala kulli aalihi wa sahbihi wa xulafaa'ihi wa radiyallahu taala an al-qutb al-maktuum
والبرزخ المخلوق ذي المقام المعلوم بين القاصي والداني سيدنا أبي العباس شيخ ابن محمد التجاني الفاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gannaaw bu nu sante yàlla sunu boroom xéewal yu baawaan yi moom mi nga xam ne ku ko neex mu sédd la mboolem ñi fi teew kenn ku nekk cër ba la yàlla sédd ci boppam ñoo nga cay jaar di la nuyu di la ndokkeel ci bis bi te di ñaan yàlla nañ ko muurloo yàlla nañ ko jëriñoo di jël nuyoo bu sell bu bàyyeekoo ci suñu kilifa suñu sëriñ suñu wasila suñu responsable moral Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy bu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum bu sunu maam Serigne Babacar Sy bu Seydi Hadji Malick mu yebal délégation boo xam ni Oustaz Alhaaji Cheikh Tidiane Sarr mu ngi nii toog jiite délégation bi al imam Pape Seck ànd ak ñun ak mboolem ñu àndal ci daal ñoo xaw bari moo tax mu ñu nag moom Serigne Moustapha tey bu tànkam woyofoon mooy ñëwal boppam ndax sang bii toog di Cherif Abdul Muttalib Mouhamadul Habib Habibu nnaasi jamian xayaahu llah wa ayadahu wa raa wa xaqaqa jamia amalihi wa nawaya wa ma salika ala llahi bi aziz. bokk yi islaam amate na ndam lu rëy islaam amate na ndam lu rëy te mooy néegu yàlla bu toll nii ci quartier bu toll nii ñu jël quartier bi tudde ko sunu maam alhaaji Omar ibnu Saïd al Fouti radiallahu taala anhu jël nag jumaa ji du pee ko ki nga xam ne mooy xutbul wujudi xutbul wujudi alladi abda wilayatahu rabbi wa aadama bayna almaai wa tiini kooku nag am na saawiya fu ne waaye fii la gën a jekke fii la gën a amee solo ndax amad mazayaahu fi kulli xuturin min al aqtaari zuhratuhu amad mazayaahu bal daarat zawayaahu ñu jaar ci ñaan ci barke ki ñu tuddee néew yàlla bi lépp lu fi waay jàmm yàlla yal na ko yàlla nangu te bu ko yàlla nangu yàlla na ko yaatal ñëpp jëriñoo ko nu jaan ci barke bis bi ak barke Cherif mii toog te di soppe Serigne Moustapha barke dem rek ci course bi def na teraanga yu rëy yebal délégation yu rëy at mel noonu lay def mi ngi ñuy toog nee na li mu bëgg nag mooy mook si Moustapha ñu bokk toog insha allah amma qaribin min az-zaman yal na ko yàlla mottali ndax lu yàlla yombal mu yomb kullun muyassarun li maa xuliqa la tey nag ñu fi daje ñépp genn mbokk lañu bokkuñu fu ñu dëkk de waaye ñoo bokk fu ñu jëm bokkuñu fu ñu dëkk waaye noo bokk fu ñu jëm loolay njariñ nit ñi mu ñoo bokk benn néeg mbaa génn kër déedéet waaye nañ bokk nag al hadaf al manshuud Seydina Cheikh nag radiyallahu taala anhu nahnu awlaadu tijaani min ubuwaati almaani wa lana minhu nasibun fawqa gaayati al-amaani Seydina Cheikh moo ko bind Amatiyaan Si ci turandoom nuy ñaan bisu tey yàlla mi mën a maye yal na yàlla jàmmal suñu réew mi Sénégal yàlla na ko yàlla sàmmal boppam ba ku bëgg a yàq sax doo mën a yàq képp
kuy yàq yal na yàlla semmal la te yàlla kattan ñi nga xam ñooy defar lii defar la de ñu bàyyi ko Gambi ñu bàyyi ko Mauritanie mais benn bopp la genn mbokk la kàddu yu gàtt yi laa bëggoon yëkkati ci turu si Moustapha bu ñëwoon nag moom dana maa defar lépp incha allah waaye nu mootale ko ñaan jox noonu yóbbanteem ñu indi ko léegi incha allah jox sharif allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ibrahima mii nga xam ne mooy suñu bunt insaan saalih allahumma la adur yàlla yàlla bàyyi ko yéen rek wax dëgg yàlla ñu ngi bëgge mbokk yépp rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dont je porte avec lourde responsabilité le message à cette auguste assemblée. salaamaaleykum wa rahmatullah. Daouda Berté. moom mooy Daouda Berté moom mooy représenté xalif général Tidiane fële ca Mauritanie Côte d'Ivoire moo ñëw tey pour waxtaan ak yéen ci turu le xalif des Tidianes de la Côte d'Ivoire. Alors, le message qu'il me charge de livrer à ses frères s'articule autour d'un certain nombre de points. Le premier point, c'est l'expression de la reconnaissance à l'endroit de Allah subhanahu wa ta'ala, qui a bien voulu que nous nous trouvions avec nos frères du Sénégal, nos frères des autres pays qui se sont retrouvés sur cette terre bénie, cette terre de la Teranga, pour ensemble exprimer notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala à la faveur de l'inauguration de cette belle mosquée qui lui est dédiée. mu ni mi ngi ci barke sunu borom subhanahu wa taala mi ngi kontaan di dajeek waa mbokk sénégalais yi ak Serif Abdoul Moutalib mi toog ci événement bu spécial bi di ubbitul Juma Cheikh Ahmed Tijani Wakam. Le second élément, c'est l'expression, c'est le remerciement. Le remerciement à l'endroit de quelqu'un qui pour nous est un père, en plus d'être un maître. C'est Abdoul Moutalib Tidjani. C'est le père du calife Moustapha Sonta. Et donc, c'est le fils qui retrouve le père. Ce remerciement à la faveur de cette invitation spéciale qu'il a bien voulu lui adresser. nee na ginnaaw bi mu sant yàlla mi ngi gërëm Chérif Abdoul Moutalib Tidjani mi nga xam ni xalif bu Côte d'Ivoire doom la ci moom te Chérif di ko doxal bis bu nekk nee na mi ngi ko ciy sant di ko ci gërëm di ko ci ñaanal suñu borom. Remerciement également à l'endroit du généreux donateur, notre père, le général Ouad, qui a bien voulu faire un prêt à Dieu en lui octroyant effectivement cette mosquée. C'est en même temps une invitation que notre père, le général Ouad, nous lance à nous autres vivants. Est-ce que nous pouvons faire un prêt à Dieu? Parce que lorsqu'on fait un bon acte, Dieu dit c'est un prêt que vous me faites et Dieu s'engage à le rembourser. Et nous le supplions afin que le remboursement soit au-delà de l'espérance du général Ouad et de sa famille dans l'au-delà, Inch'Allah. mu ni jaayante bi général Ouad jaayante ak boromam ba yàlla sotti lii mi ngi ñaan subhanahu wa taala mu def loo mu fay ko général Ouad ba mu fay ko njabootam fay ko merum jullit. Le troisième élément de notre intervention, c'est l'image, c'est tout le symbole de cette rencontre fraternelle. Comme on le dit, il n'y a pas de hasard chez Dieu, il n'y a que des rendez-vous. Le premier symbole de cette réunion, c'est d'abord une réunion familiale. Une réunion familiale qui réunit un père, c'est Abdoul Moutalib Tidjani, et ses fils, parce que nous sommes tous ses enfants. nee na ndaje bi tey ndaje diggante papa ak ay doom la papa Cheikh Abdoul Moutalib Tidjani ak ay taalib ak ay doomam mi nga xam ñëpp ñu fi teew. La deuxième image que cette cérémonie nous offre, c'est l'expression de la reconnaissance et l'hommage que nous tous ici rendons à quelqu'un dont les efforts se sont manifestés dans le désert mauritanien jusqu'auprès de la lagune ébriée à Abidjan. C'est Abdoul Moutalib a parcouru toute l'Afrique de l'Ouest
pour pouvoir s'aimer la bonne graine de la Tidjaniya. Donc notre présence aujourd'hui, c'est l'expression d'un bel hommage. nee na seen teewaayu tey sargal Chérif Abdoul Moutalib la ci de Algérie Mauritanie ba Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique occidentale fu nekk saxal na fa diine saxal na fa tarixa bi loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm. Le dernier élément sur lequel on voudrait insister, c'est l'espérance. C'est l'espérance que cette rencontre nous offre. Le nom du quartier, c'est le quartier El Hadj Omar Tall. Et l'histoire nous enseigne que beaucoup de chaînes de transmission à travers toute l'Afrique de l'Ouest, la Tidjaniya, sont parties de El Hadj Omar Tall. Et donc nous sommes dans le quartier qui porte ce fameux nom, ce nom illustre qui nous étreint d'émotion lorsqu'on parle de la Tidjaniya. L'autre élément, nous sommes dans une mosquée. La mosquée de qui? La mosquée de Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Radiyallahu anhu. Nous sommes dans le quartier de El Hadj Omar Tall et dans la maison de son maître. C'est une belle image que cette assemblée nous donne. C'est en même temps une espérance, l'espérance du paradis. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec le petit-fils de Rasoul alayhi salam. Et nous parlons effectivement de quoi? Nous parlons d'amour, nous parlons de Dieu. Et donc c'est cette image effectivement que cette cérémonie nous envoie. Donc nous prions Dieu effectivement que toutes les bénédictions qui vont être faites aujourd'hui nous permettent effectivement de nous retrouver le jour de Yom Al-Qiyamah avec Rasoul alayhi salam, Cheikh Ahmed Tidiane et toute sa noble descendance dans le paradis Firdaus. C'est donc sur cette expérience que je voulais clôturer le message lourd du calife à son père et à l'endroit de ses frères pour terminer en exprimant notre reconnaissance infinie à l'endroit du peuple frère du Sénégal avec qui effectivement la Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. waaw mi ngi jeexale kàddoom ci sant ci tamit ak yaakaar parce que nee na boo gisee quartier Cheikh Ahmad Foutiyou nu tabax fa juma Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Abdoul Moutalib toog ak njabootam nee na am na yaakaar nee na yaakaar boobu yàlla bu mu tas te xam na ni yaakaar boobu tas ndax sunu boroom ni mu ko doxalee du hasard donc ñu ngi leen di sant leen gërëm ci ton xalif bi li mu fekkee su fekkee ni eggul wala kiiwul ci moom la waaye xalif bi moom vraiment yéeneem ak lépp moo doon effectivement message yi mu rax wa radiyallahu an kibritul ahmar wal gawsul ashhar mawlana abil abbasi ahmad ibn muhammad as-salim at-tijani wa an kaafati xulafaihi wa muqaddamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. Bandiraɓe julɓe, on calminama salminadu l'islam e ɗemgal ceerno ibrahima khalifa ceerno ahmadou bocar alpha to e hoore fonde o salmini bandiraɓe ɓe fof. Salminadu ndu o fawi ɗum e junngo khalifa men jooɗiɗo seydina seydi abdoul moutalib at-tijani. O ummi ko to e Fuuta o ari ko hanki jamma walla hecci hanki jamma o yettiɗo. Ala ko addimo so wona noddandu khalifa seydi abdoul moutalib waɗi leetere wimo totti o ko jungo ma jungo ceerno ibrahim e ngal ɗo teddungal omo yiɗi tawtore. ala rahmi e ngantoji goɗɗi o wondi ɗi fof ngantoji o mone e mawludaji ha hande gasani hoɓɓe mawlido gasnani waynodirde mumen e nganto ɓandu ndu e woɗɗude e ɗo ha Fuuta fof o forsi arde pour hakkude makko e oɗo seydi abdoul moutalib mo wona ɗo maɓɓe ɗo fuɗɗi ko gila e darde jinnaɗo makko jinnaɗo men ceerno ahmad bocar e hoore fonde darde mum e l'islam e darde mum e laawol cheikhna ahmad tijani radiallahu anhu cehilago mum e guiɗgol keerigol hakkude mum e seydi chéri mouhamadoul habib radiallahu anhu mo ganduɗa ko khalifa mum e ɓesgu mum jooɗiɗo seydi abdoul moutalib. ɗum forsinimo arde pour on ne yiɗanimo ngal ɗo teddungal jaranimo woppude haajuji ɗi fof o ari hawrude hen. O monɗo jooɗi o ari o duwima o salmini o yetti sababu o oɗo teere ko général wan nde o soodi teere o min moɗomi ɗo juma cité assemblée ɗo koye ɓe o adi habrude
o foftini wonɓe ɗo ɓe fof karci oɗo gonɗo ɗo leegal ngal ɗo oɗo cité inniraɗo cité alhaji umarul fouti radiallahu anhu ko cité joguiɗo wune cité joguiɗo wune o jogui wune ko sulaha en ne keewi e cité he sen inni hen hayso goto walla ɗiɗo malum to heddiɓe ɓe fof nde cité o siñci Allah addi ɗo khalifa alhaji umarul fouti radiallahu anhu ceerno basiru tall Allah addi ɗo khalifa ceerno ahmad tijane ba to madina gounas nanɗo e sulahawu en waɗɓe ha keewi nanɗo e cité he ɗum ko gueɗu cité o ko arsigue mumen sensé tataɓo o ko général wan nde o soodi oɗo terre o wi o waɗi ɗum fi sabilillahi o waɗi hen doole makko Allah addi ɗo halifaɓe mawɓe ɓe Allah hokki ɓe Allah hokki ngaluuji mbatti hen doole mumen kanko o woppi ko jimaka woɗɗoyi seeɗa heddi hen o mona eɗen ɗamini inchallah o mona fi jiwari seydil moursalin fi rawhin wa rayhani wa ma al muqarrabin o itti appartement o inniri seydi abdoumoutalib ndeka diidete kaaɗo juma o noddi seydi abdoumoutalib minen emin tawa kanko fawi premiére pierre ndeɗo oɗo juma nde o totti juma ka seydi abdoumoutalib o inniri ɗum cheikhna ahmed tijani sharif o foftini sulahaw en wonnoɓe ɗo ɓe fof hay goto hankkadi ala ko jambitta saabu ko ɗo so tottama kalifa diine gonɗo e aduna he gonɗo e sénégal gonɗo e cité he fof so fawama e junngo seydi abdoumoutalib a heeɓi hen gueɗal ma ɗum noon woni cité o ko cité malaɗo wune ɗum noon ko Allah windani ɗum cité o wune o eɗen ñaago Allah jumaka yo Allah jagganɓe ɗum yo Allah jagganɓe ɗum saabu jar juma o seydi abdoumoutalib ceerno ibrahima ne wima a jarama o juurimama an e miñe en wonɓe ɗo fof hecci hanki o ari jamma so tawi en juuli juma hande o foftima aset janggo ñande dimanche ko koto o ala ko addimo so wona ɗum ɗo min jarani délégué quartier o alhaji yero sar kañumne kadi Allah addi ɗum ɗo koko ɓooyani kono alhamdulillahi rabbil alamin al cité o foof ene andimo hande kanko woni ɗo koye jaatigueɓe seydina seydi abdoumoutalib o jeeya ɗo hande emin mbiyamo mona jooɗi omo heeɗi emin gandodiri no feewi a dañi hankadi rommet a woni France Allah moƴƴini fof Allah addima ha e juuɗe oɗo khalifa Allah hokki on kaaɗo juma hankadi an kam fa tabarakallah ko yettude Allah tan keddoriɗa min jetti noon dental ngal fof ñufi nekka yi yépp xammina leen ndax suñu juma fii lañu doon julli bala tey kon yàlla na leen yàlla jàppale ci juma bi mu ne mën naa wàcc fii su ma ñëwee ma jël kàddu ci turam moom Anta Sarr Diacko ministre ak ci turu le maire de la commune de Ouakam Samba Bay Diallo au conseil nga xam ne moo jiite liste bi nga xamante ni mooy bu Macky Sall di Benno Bokk Yaakaar di leen nuyu di leen ziar ak nag une forte délégation boo xam ne ay conseil ay chef de service ñoom rek ñoo ànd ak ministre bi ñëw teewal fii le maire Samba Bathily Diallo moo wax ni bi ñu bëggee tuddee quartier bii Cheikh Omar Foutiyou maire def ci ànd mu ne loolu doyul ma dama koy tuddee école ASECNA mu tudde ko Cheikh Omar Foutiyou Tall mu wàññee ko tuddee ñaari quartier taalibe Cheikh Omar Foutiyou Tall mu Seydi El Hadji Malick 1 Seydi El Hadji Malick 2 kon kooku moo ñu yónni tey wax ni leen rek moo ko metti mooy li mu voyagé te teewul boppam fii di nuyu nag délégué de quartier yi di leen ziar bu baax comité d'organisation bi ñu ngi leen nuyu gis naa fi Seydi Hadji Malick Ndoye ñu ngi koy nuyu ak Mansour Ndoye di jeexal nag ci jëmm ji nga xam ne tey moom la moo dox maama ne ko law lam yalux fii fada il kaw nital atuho tabqal bariyatu fi salma yàlla bu duloon sa maam sama sëriñ sëñ Mansour nee ne fa yàlla teyoon sunu leer ya dafa ñuy bàyyi ñu des di réer ci lëndëm ila yawmal xiyaamati waaye sunu borom nag ne wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi waaye siwaa sëñ maam woo xalax binduma kenn ngir sama bopp ku mooy maamu sang bi moom rek la yàlla bind ngir boppam waaye keneen ku mu bind daf la bind ngir taral la Seydina Muhammad waaye sa maam Cheikh ne kuntum nabiyan bi ko sa maam waxee rasulillahi kuntum nabiyan arifan bi nubuwati wa aadama baynal maa yotini sa maam Cheikh moo ne ko xutbul wajhi dalasi abdal wilayatu rabbi wa aadama baynal maa yotini ila waqaba min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السحب والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعول على غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به خاتمة الخير والسعادة والبشارة والعمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبور ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان أبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وأسكننا في وسط الجنان اللهم ارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا جوار سيدنا والإنجيل والزبور والفرقان اللهم أعطنا جميع ما سئلناك به في السر والإعلان اللهم زدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السرية والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلقة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم ارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم ارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبور معنسا وفي قيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رافقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين الفراق والسقاق سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والحساب اللهم ارزقنا وارزقهم بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفقة وبكل ثمن ثناء
اللهم ارزقنا وارزقهم بالعليه ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة نصوحا وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا إلى الله وبالزال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي ذلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء دهرة وبالضاء ظفرا وبالعين علما نافعا وبالغين غنى وغناء وبالفاء فلاحا وبالكاف قربة إلى الله وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة إلى الله وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وتيسيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة نور ما تلوناه حجة واصلة كاملة مقبولة متصلة إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأصوله وفصوله وأهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا وسيدنا وسندنا ومربينا وقوت أرواحنا مولانا أبي الفيود أحمد بن محمد السالم التجاني وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأصوله وفصوله وأهل بيته وتلامذته وفقرائه وخلفائه ومقدمه ولروح شيخنا ومربنا شيخ محمد الحبيب التجاني وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. آمين 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 يا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوه نكرمك فلا تنسى إلا ما